li ma doon waxtaan léegi en français bon bu ma koy tënk ci wolof damay tàmbali di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew tey bon mooy liggéeykatu trésor yëpp tey mën naa ne ñoom ñëpp teew nañ fii parce que seeni représentants yi ñoom ñëpp teew nañ amicale des inspecteurs du trésor teew nañ amicale des contrôleurs du trésor teew nañ amicale des agents de recouvrement du trésor teew nañ amicale des ACP teew nañ amicale des chauffeurs teew nañ les agents communaux teew nañ les points focaux teew nañ ba pare am des personnes ressources yoo xam ne waa kër gi lañ ñu naw leen ci seen xalaat naw leen ci seen position ak ni nga xamee ne moom la seen gis-gis rafetee ba tax ñu invité leen ñu ñëw accompagner travaux yi nag li ko taxoon a jóg mooy dafa am benn tournée boo xam ne dañ ko entamé woon cela fait quelques mois parce que ñun bi nga xamee ne fal nañ ñu ci bopp syndicat bi maag sama équipe dañ ne nit ñi mënoo ne da ngay faj seen soxla faj seen i jafe-jafe te defoo déplacement dem ci ñoom seeti leen waxtaan ak ñoom xam nan lañ toogee xam lan mooy seen i préoccupation loolu moo waraloon ñu entamé tournée bi tournée nationale nag ñëpp xam nañ ne yombut parce que def ay kilomètres partout foo xam ne liggéeykatu trésor mi ngi fa ci Sénégal ànd naa fa ak sama équipe ñu teg fa suñu tànk dem seeti leen dem nañ Dagana dem nañ Podor dem nañ Bakel Matam Kédougou fépp foo xam ne liggéeykatu trésor ma nga fa rek suñu tànk tegu na fa voilà léegi nag bii nga xamee ne loolu lépp weesu na dañoo créer benn rencontre boo xam ne c'est pour ñu continuer waxtaan bi wéyal ko ba nga xam ne ñooñu ñu seeti woon seeni représentant dinañ dajawaat nga xam ne waxtaan bi bu ñu ko defee dinañ fi génn ak document boo xam ne document bu fiable lay doon ñu mën ko jébbal autorité yi mais bi nga xamee ne jàngat nañ jafe-jafe yi ñu déglu bi ñu dégloo liggéeykat yépp jafe-jafe yi boo xoolee dafa tënku ci juróomi point benn bi mën naa ne mooy affectation yeeg gestion ressources humaines yi daal de manière générale mooy nit ñi seeni déplacement seeni affectation seeni avancement yu demee noonu loolu jàmbat la boo xam ne travailleurs yëpp émettre nañ ko voilà ñu wax ñu ko loolu bokk ci point yi nga xam ne point yu ëpp solo la ci liggéeykatu trésor yi ñu jànkonteel beneen bi mooy sécurisation poste comptable yi ñëpp xam nañ ne ay xaalis ñoom ñoo fa ne fu ñu denc xaalis nag dafa laaj mu am sécurité naam autorité yi ñu ngi ciy def ay effort waaye aussi occasion yu mel nii bu amee il faut que ñu gën leen a ñaax ñu gën ñoo jàppale parce que ay bakkan ñoo fa ne ay doomu aadama ñoo fa ne di ay responsable ñu war leen a sécuriser voilà loolu di deuxième point bi nga xam ne point bu am solo la bon beneen point bi muy adaptation fonctionnelle et organisationnelle bu service sous direction générale comptabilité publique yi parce que dañu nekk ci contexte réforme réforme nag dafa am lu mu laaj mooy dafa laaj service yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne ñu adapté wu ci réforme bi parce que changement bu amee il faut que service bi adapté wu ci changement bi bu bañ a des ginnaaw loolu bokk ci li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne travailleurs yépp laaj nañ ko ñu soxla ko bon beneen bi muy régime de responsabilité bu comptable public bi xam ngeen ne comptable public lii rôle am mooy mu denc xaalisu askan bi ki nga xam ne nag dañ ko dénk xaalisu askan bi ba pare am responsabilité boo xam ne dañ ko wékk ci kawam dafay laaj responsabilité bi aussi ñu encadrer ko ba nga xam ne li nga xam ne du cëram ñu mën ko distinguer ak li nga xam ne cëram la ba nga xam ne ëllëg bu problème amee ñu xam kii lim ci moom ak lim ci moomut ci li nga xam ne moo di faute yi nga xam ne constaté nañ ko voilà loolu aussi di souci comptable public yépp parce que dénk leen xaalis ba pare tey nga gis ci ñu malmené leen teg leen loo xam ne si du seen responsabilité loolu aussi jaaduwul bon beneen bi muy condition de travail ak d'existence su agent yi condition de travail et d'existence bu ñu ko waxee mooy nekk bi ak nekkin bi voilà parce que nit ki boo ko liggéeyloo it da nga koy mettre ci condition yoo xam ne dina tax mu mën a def liggéeyam comme cela se doit mettre ko aussi ci service yoo xam ne si service yu mucc ayib la conditions yi dinañ daje pour résultat yi nga xam ne soxla nañ ko ñu am ko ci ñoom loolu daal mooy point yi nga xam ne souligné nañ ko ne travailleurs yépp moom lañ partagé buñ jugee foofu ci biir waxtaan bi léegi maa ngi wax ne bu ngeen xoolee syndicalisme trésor mënul bokk ni ñu koy doxalee ak syndicalisme yeneen administration yi naam ñun ñu ko ŋànk am nañu expérience syndicale parce que suñ jaar-jaar may nañu ko waaye administration bi ñu ne ak nature administration bi ak responsabilité bi nga xam ne moom lañ yor ak cër bi ñu yor ci réew mi mayuñu ñun ñuy def genre syndicalisme comme yëngal gësam comme ni ko gars yi di defee ñun bu ñu yëngalee wala ñu gësam dëkk bi tasaaro waaye nag n'empêche que dinañ waxtaan ak autorités yi xamal leen ne lii mooy suñ jafe-jafe
léegi bon posture boobu aussi bu fekkee ne tey adopté nañ ko boobu ak léegi ça fait plus de quelques années di ci am ndam c'est parce que aussi autorités yi ñoom it xam nañ responsabilité yi ñu yor te xam nañ ne aussi ñun exagéré wuñ ci suñuy bëgg-bëgg mais liñ bëgg rek mooy le minimum loo xam ne dinañu permettre ñu assurer de façon convenable mission yi nga xam ne dénk nañu moo tax aussi problème boo xam ne mus nañ ko yëkkati rek aussi bien le DG du Trésor que le ministre des Finances déglu nañ ñu waxtaan ak ñun jàppale ñu ci dans la mesure de leurs possibilités bu ko defee dañ leen di gën a ñaax rek pour collaboration boobu continuer di exister pour le bien-être du Trésor. bon bu ñu jógee foofu may profito di xamal travailleurs Trésor yi que ne contexte bii ñu toll dafa laaj mobilisation ak engagement ak détermination pour ñu accompagner syndicat bi mu jël en charge problème yi ci kër yi. yàlla dogal na ne bi ñu commencé suñu mission ak léegi bëri nañ ay acquis yoo xam ne am nañ ko lépp ci kaw naxante te autorités yi ubbil nañ ñu seeni bunt ñun li ñu soxla rek mooy accompagnement ba nga xam ne lépp loo xam ne jafe-jafe li ci kër gi dinañ ànd trouver ci solution. point laa bëggoon a parce que contexte bi comme ni ngeen ko xamee ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo voilà ñu ngi fii Saly mais ñu ngi dégg ñu ñuy tër di rend rek ay bagages yu kenn xamut à Dakar. voilà bon je pense que bu ñuy wër di rendi koo xam ne ay 5000 francs la yor rek ay 10 000 francs waxuma la ñi nga xam ne ils détiennent voilà les fonds publics.